ami internaute dal leen ak jàmm ci xibaaru bés bi fii ci Seneweb li ci gën a fës bokk na si mbirum armée sénégalaise bi ak lu ñeel ay opération démantèlement wu faction rebelle gi di Salif Sadio ñoom nag ñu ngi wéy di aar contre sud yu bëri yu si réew mi liñ ci amaat yëpp ci xibaar dinañ leen ko dégtal ca na mu gën a yaatoo xamle nañu lu doy waar te daw yaram ci soldat bi nga xamante ne ni moom la ñu faat ca diwaanu Casamance di Assane Maguette Diédhiou ay atam toll si ñaar fukk ak ñett waajuram bu jigéen kàddu mu ca xamle dinañ leen ko jottali. Camerounais bi lee di Emmanuel Boniface Dejoux daa doon naan ab médecin la waaye moom moomee nag nga xamante ni ab clinique la yoroon ci diwaanu Wakam caabi féeto ne ko gannaaw ba mu dëkk jëlee woon engagement wu faj ab pharmacien ba mu mujjee rek faatu ci ay yoxam. Mbir mu doy waar moo am talaata bi la ñu génn ca diwaanu Yoff ñu jógee ko école ab groupe xale yu jigéen daal ab waay bu ñuy wax Amadou Diallo topp sumi tubéyam di génne awraam tax xale ya tasaaroo dal di daw waaye waaja mujj nañu ko teg loxo. Mbirum assemblée générale ONU bi dinañu ci àddu mu boot téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti état daal dinay adopté ni ki démb ci alxames gi résolution buy exiger Russie ngir rek mu dakkal xare gi ca Ukraine immédiatement. vote yi nag na mu tëddee xam nañ ko Sénégal si ban côté la dal di wote lépp dinañ leen ko leeralal. Guy Marius Sagna àdduna ci li ñu gàntalal njiital Pastef bi lee di Ousmane Sonko sàkkuteefu ba dindi contrôle judiciaire am bi moom nag ki lee di Guy Marius Sagna lu mu xamle ci mbirum Ousmane Sonko bi lépp dinañ leen ko dégtal. njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany mi ngi wéy di katafoo njiitu réew mi Macky Sall gannaaw rek opération nga tibb tànk bi mu lancé atub 2021 ngir rek sulli ay mbootu tournée yu njiitu réew mi doon amal. Bougane daal dinay lancé beneen initiative bu bees ñu fas yéene leen ko dégtal. Ndella Madior Diouf daal dinay xamle VIP yu bokk ci groupe WhatsApp am bi nga xamante ne ni moo ko daal di sos di say rek boole ay nit wa ila ay góor ak ay jigéen ngir ñu sëy lay am ca boobu les groupe WhatsApp yëpp Ndella daal dina koy xamle. gannaaw leen a géey beneen séquence daal dinay choqué téléspectateurs yi ci série bi lee di infidèle gannaaw ba ñu biralaate beneen vidéo le motif ci saison 3 épisode 5 bi loolee yëpp bu yembee daañ si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar képpee mbokk yi li lee mooy tënk yi bu ngeen taaxirloo rek nees tuut gannaaw bàkk bi ma dikkaat ak yéen ci yaatal wi mu ngoog bàkk ba jib na nuyu leen bu baax a baax yéen ñu safoo Seneweb di ci taataan seen ay xibaar yu werte wër. armée sénégalaise bi si lu ñeel ay opération démantèlement wu faction rebelle bi la di Salif Sadio mi ngi wéy di aar contre sud yu bëri yu si réew mi ay opération yu yóbbu militaire sénégalais yi ci xollu fiefu Salif Sadio gannaaw ba élément wam yi dawee bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi def nañu ay saisie yu bëri bokk ci ay batterie bunker grenade piégée cannabis plaque solaire détonateur ak i ay chargeur Kalachnikov. si fàttali opération sécurisation bi mi ngi door fukki fan ak ñett ci weeru mars tey wëyandi ngir rek démanteler faction fiefu rebelle bile di Salif Sadio. ñu àddu jëmale ci leneen comme ni ma leen ko xamalee woon ci bopp xibaar yi xamle nañu lu daw yaram ci soldat ba ñu faat ca diwaanu Casamance di Assane Maguette Diédhiou ay atam toll si ñaar fukk ak ñett alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars la ñu ko faat ci opération ya ñu doon amal ca bëj gànnaaru ba Sindia fiefu chef rebelle yi le di rebelle MFDC yi di Salif Sadio. Khady Djigali di waajur bu jigéenu Assane Maguette Diédhiou nee na dëgg la tubaabam bi comme na mu ko tàmmoon di woowee génn na àdduna te ñeenti weer képp la def ba mu suulee doomam bu jigéen comme ni mu ko defee ngir pap ak solo at yi ñu weesu waaye nag natt bu ko yàlla teg la faw rek mu tuur ay rongoñam dal ci ay dënnam waaye daal histoire famille yu Diédhiou daal seetlu nañu ne drame bu amul njeextal la benn côté bi rébellion bi waral ko beneen côté bi lu doom ya engagé wu ci armée bi ndaxte xamle nañ ne waajur bu góoru ku ñu faat ñu koy naan Mamadou Lamine Diédhiou ay éléments yu MFDC ñoo ko faat tamit comme ni ñu ko defee ak doomam. abuwaay la ñu daal di gaañ ak ballu fetel ni ki démb ci alxames gi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atub 2022 ci ay booru 20h30 ca diwaanu Touba ca ba ñuy amal ba attaque armée ci benn quincaillerie bu ñu sukkandikoo ci suñu source borom quincaillerie ba bandi ya toroxal nañu ko tamit ba ñu defee seen ab ñaawteef ba noppi la ñu daw ak ab oto ba ñu yoroon la ñu fa sàcc nag xayma guñu ko quincaillerie
ba ñu wàccoon mi ngi nekk ca quartier rek bu ñuy wax ñaari pëna ba ñu fa wàccee nag kenn ca defkatu ñaawteef ya daa tiire bal benn employé ci pooj laata ñuy jël marto dóor ko dóor yu métti gérant wu quincaillerie ba gannaaw ba ñu leen neutraliser ba noppi gaañ leen nag la ñu jël la ñu soxla yëpp nga xam ne xayma guñu ko ndax police teewloogul borom quincaillerie bi ñaar ñooñee nag daal di nañu leen di évacuer hôpital ci waxtu bu enquête bu police bu ndaamaat ubbi di wëyandi. Camerounais bi lee di Emmanuel Boniface Deju dani médecin la ab clinique la yoroon sax ca Wakam gannaaw ba mu jaaree hôpital principal bu Dakar ak Philippe Maguilène Senghor bu Yoff moom nag daa assuré woon ni mën na faj docteur Momar Diop di pharmacien bu amee cancer colon naka noonee la laajee 7 millions famille yu pharmacien bi ñu daal di ko koy fay waaye nag ba mu joxee maladam boobee dose gu forte lool ci vitamine C la wér gu yaramam gën a tàgg tembe laata muy mujjee ñàkk bakkanam Abi Diop di sëru pharmacien ba nee na daal ba ko Camerounais ba joxee rek li nga xamante ne ni moo di traitement bi la wér gu yaramam gën a graaw mu am ay infection cutanée fépp ci yaramam tax rek ñu ne nag kile di Emmanuel kon moo faat seen mbokk moomee ñu teg ko loxo ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février Camerounais bi ñoo ngi koy toppee exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire ak faux et usage de faux ci ab document administratif. Mbir mu doy waar moo am talaata bi la ñu génn ca diwaanu Yoff ñu jógee ko école ab groupe xale yu jigéen la ku ñuy wax daal Amadou Diallo ciblé waa ji nag def lu dul topp xale yu jigéen yooyee summi tubéyam ba noppi génnee awraam naka noonee xale ya tiit dal di yuuxoo daw tasaaroo ñenn sa ñoom sax dugg ca benn kër bu nekk ca wet ga naka noonee au lieu mu daw waaja daa wëy di leen di topp bu ñu sukkandikoo sax ci observateur bu biral xibaar bi Amadou dañu ko mujjee jàpp yóbbu ko ca gendarmerie ñu placé ko en garde à vue waa ji déféré nañu ko ba placé ko sous mandat de dépôt altine buy ñëw sax la ñu ko war a atte ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru. Assemblée générale ONU boot téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti état adopté na démb ci alxames gi résolution buy exiger Russie dakkalu ba xare gi ca Ukraine immédiatement lépp téeméer ak ñeent fukki réew ñoo voté pour fanweer ak juróom-ñett mandu ca ak juróomi état bokk ci Russie ñoo voté contre résolution bu bees bi suñu réew mi nag di Sénégal dafa voté ngir ñu dakkal immédiatement boobulee xare ca diwaanu Ukraine bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bi lee di Kari Nutine bu biral vote yi yëpp ci compte Twitter. leneen Guy Marius Sagna àdduna ca la ñu gantalal njiital Pastef bi lee di Ousmane Sonko sàkkute fub dindi contrôle judiciaire am bi Guy Marius Sagna nag nee na Sonko complot national ak international la ñu ko comploté lu ko wundu bu ñu sukkandikoo ci secrétaire administratif FRAPP bi du lenn lu dul liquider ko politiquement ba loolu weesoo la ne sondage yëpp won nañu ne Macky Sall ak France ne daal bu ñu deful dara Ousmane Sonko mooy doon juróomeelu njiital réew ba Sénégal dañoo mobiliser wu ngir attaquer Ousmane Sonko ak Pastef maire bi lee di Barthélémy Diaz ak ñëpp ñu décider rek wax déedéet laata muy yokk ci ay kàddoom ne Afrique justice bi moo nekk ci xolu bu complot yi neem xam nañu ne am na ay attekat yu diñ waaye nag justice bi dafa indépendantul moo nekk nag ci xolu complot politique yi mu xamle ko ba tey moom Guy Marius Sagna gannaaw ba ñu leen teggee woon loxo ca ba ñu bëggee ne woon ñaxtu contre parrainage bi ci Ndakaaru Guy Marius Sagna bu bokk ca ñañu njëkk a teg loxo dikkaat na si lu xew ba ñu ko tegee loxo ak ba ñu ko libéré Guy nag nee na ba ñu leen di bàyyi ñenn si ñoom ñoo ngi leen di sandi ci filao ya nekk ca diwaanu Géejawaay ñeneen ñi Rufisque ñi baax ñi ñële Tivaouane Peulh ci péage bi Kër Massar ak feneen ca yoon ba sax nee na ñenn ña takk der dañu leen dóor toroxal leen ci yoon wi yëpp ba tax mu ne nag li ni mel démocrate yëpp dañu war a jël rek comme ab alerte bu sérieuse way la noonu la ñu ko wala jëlee Guy nee na commissariat central ba ñu ko fuyee dañoo garder 23 000 ak ay caabi këram di lu muy méttit lu te koy dénoncé njiital gëm sa bopp bi daal di nay engagé ngir jëflante ka njiitu réew mi Macky Sall gannaaw opération tibb tànk bi mu lancé atum 2021 ngir sulli ay mbootu tournée yu njiitu réew mi
Bougane Gueye Dany daal dinay lancé initiative bu yees di jokkoo tiiñal Macky Sall ngir nag wujje ak jokkoo ak Macky trouvaille bu beesu njiitu réew mi gëm sa bopp si lu ñeel politique am si réew mi lancé na ab série wu ndaje public ngir weccente xalaat ak ndaw yi ci réew mi ci fànn yëpp initiative jokko tiiñal Macky dañu ko sos ngir rek dige yu Macky Sall def te amalu ko ci ndaw ba Sénégal yi si lu ñeel wàllum emploi beeg éducation bi bu ñu sukkandikoo ci bu communiqué bu gëm sa bopp biiral lancement wu boobule initiative ñoo ngi ko jàpp altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2022 bi la ñu nekk Bougane Gueye bu ko defee dina waxtaan ak ndaw yu nekk ci département yu Pikine ak Kër Massar ci manquement yi ak rek attente ba dundu ba jeune sénégalais yi bu 19h jotee la ñu koy biiral ci réseaux sociaux yi. People Ndella Madior Diouf daal dinay xamle ay VIP ñoo bokk ci groupe WhatsApp am bu mu tijji gannaaw ba mu xamle ni lakkatuwul si lu ñeel groupe WhatsApp bu saf boobee si njëgu 10 000 ak lu ko ëpp. Ndella nee na lu ñu jublu daal ci groupe WhatsApp boobee mooy fexe ba ñuy weet seen kër di mën a xamante bu ko defee daal muy def link yi tey leeral ni du site de rencontre ndax photo yi si moom lay ñëw moom Ndella Madior te daaw amoon na lu tollook ñeenti junney sàkkute fu ba rek soxna wa ila jël rek soxna wala am borom kër nee na bu ko defee muy wuutal borom kër wala soxna ña nga xamante ne ni ñoo ko bëgg ba tax mu ne lu muy def tiyaaba la ci am. Ndella nee na du perdre nag temps wam di wuutal soxna wala borom kër ku inscrire wul wa ila ku binduwul dal di fay fukki junne bu ko defee daal boo fayee njëg loolee di fukki junne mu jël temps wam daal di lay wuutal li nga bëgg di rek soxna sa nga bëgg wala borom kër sa nga bëgg soo fayul mu dugal la bàyyi la ci rek banque de données bi ba keroog nga yeewu ñu doog lijjanti sab mbir bu la dugalee ci boobu lay groupe nga xool nag ki nga bëgg jaar di koy jël PV waaye nee na amagul ku am 18 ans di rek business ba nga xamante ne ni Ndella Madior Diouf si la soobu jamono jile may wax ak yéen. gannaaw Léna Gueye beneen séquence daal dinay choqué téléspectateurs yi ci série bile di infidèle gannaaw ba ñu biralaatee beneen vidéo le motif ci saison 3 épisode 5 tax ñëpp di koy waxtaanee ca boobule séquence nag actrice ba mi nga fësal yaramam bi yëpp gannaaw ba mu solee slip kese teg ca ab yére su woyof daanaka daal dungu la dal di def li ni mel nag mi ngi am gannaaw ba ñu rek jotee ay avertissement yu bàyyeekoo ci Mame Mactar Gueye ak Jamra fi mu ne nii dañuy xoolandi ba xam ana rek nan la ñuy defaat ak waa infidèle gannaaw ba ñu teggiwulee benn yoon seen tànk fi nga xamante ne nii la ñu ko tegoon. maabo yi dikkaat nañu waaye ak en couple gannaaw rumeur yi ci seen wàllum tàggoo Mia ak Abdou Nofees biral nañu teaseuru seen clip bu bees bu ñu dippee Nabi dal di xaatim ci suuf ne baal nañu ñëpp. noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram gu ma koy ndar keppe bu ñu sukkandikoo ci ay sources algériennes fédération internationale de football association ñu naan ko FIFA ci gàttal daal di ne dànkaaf arbitre botswanais bi di rek Joshua Bondou si lu ñeel rek bépp dérive ci match buy wutale Cameroun ak Algérie ñoom nag daal di nañuy nag tëkku arbitre yëpp yuy diriger match barrage yi le ci rek wàllum rek coupe du monde 2022 bi principalement match bi ci diggante Cameroun ak Algérie daan yu tar nag mën na leen see fekk ci bu ñu amalee bépp njublang ci résultat yu match bi naka noonu njiital commission des arbitres bu FIFA daal dina chargé équipe collaborateur am ngir daal ñu évaluer prestation arbitre yi ci match barrage yi mu ngoog jaajëfal leen bu baax a baax yi ñu doon teewlu di leen ñaanal week-end woo jàmm ak salaam.